wax ne rek Ndiassane ci boppam la nekk nii di màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy 137e édition mu yemook ren jii ak xalifa bu bees bi nga xam ni bu naga ni daaw ab mbokkam ak xaritam moom moo ne woon ren di moom moo koy màggal muy Cheikh bu Bunta Bekkaay di 6e xalifu Ndiassane donc di 6e xalifa donc si kattan yàlla incha allah dinañu màggal guddi gi tey mu yemook 5 novembre 2020 si loolu nag dañu fekk fii ay kàngam ay kilifa yoo xam ni ñu ngi bokk si organisation bi ba tax na dañ si dalal kenn mu ngi bokk si comité scientifique comité d'organisation laal na sax cellule de communication ñu koy wax Cheikh Bou bismillah ñëwal wax ak mbokk yi. macha allah sëñ bi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen ndokkeel ci guddi gu màgg gi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy taxawal fii ci Ndiassane ci ndigalu ki nga xamante ne moom mooy Cheikhul Bekkaay ibnu Cheikhul Bekkaay ibnu Cheikh bu Mouhamed Kunta moom mi nga xamante ne moom mooy xalifa général des Qadir di màggal guddi maama gi nga xamante ne nag moom mooy Seydina sallallahu alayhi wa sallam kon daal noonu daal lañ koy taxawoo di ko màggal noonu di la déglu ci question yi nga xamante ne am nañ ko lépp loo xamante ne mën nañ ko cee tontu rek ñu daal ko ci tontu ci kàttanu yàlla. waaw dinañ njëkk a laaj mooy si mbinum organisation. ak tey bis bi. thème bi lan la thème waxtaan bi lan lay doon. waaw sëñ bi dañuy rafetlu question bi organisation bi macha allah teg nañ ko ci fi ñu ko war a teg daal koy jaarale yi fi ñu ko war a jaarale ba tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk loolu dox nañ ci jéego yi ñu ci war a dox yëpp. ba yaakaar naa ne moom moo waral sax ñu mën a taxaw fii nii ngeen ñu introsé mais yaakaar naa ne organisation bu jaar yoon moo tax loolu mën a am bu dee ci côté li nga xamante ni moom mooy thème bi ñi ngi waxtaanee ren ci Cheikh bu Mouhamed Kunta ak économie ndax gis nañ ni maladie bi mi ngi ci li nga xamante ni moom mooy réew mi lëmbe li nga xamante moom mooy adduna bi léegi Cheikh bu Mouhamed Kunta lañ jël exemple moom naka la doon dundee économie kii bi ni ñu koy waxee ci français dama xawul dégg français lool économie voilà. côté boobu noonu voilà mi ngi mbirum koom-koom moom feebar yi nga xamante ne daan na dugg ci réew mi ci àdduna bi comme lu fi mel ni peste duggoon na fi jamono léegi nan la ñuy def moom nan la defoon ba sensibiliser njabootam ci jamono ki nga xamante moo fi nekkoon muy maam Cheikhul Bekkaay ndax jamono jooju noonu wax dëgg yàlla borom Ndiassane liggéeyoon na fi liggéey boo xamante ni sensibiliser woon na njaboot gi ba xeet yi mel noonu ba mu fi musaana dugg sonalul ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot gi loolu ndax stratégie bi mu tegoon ndax Ndiassane dafa nekkoon dëkk boo xamante ne manqué wul dara ndax ni ko góor gi sancee la da koo sanc ci ragal yàlla ginnaaw ci loolu it Ndiassane soxlawu woon dara ba suñ jon yàlla tey lépp lu doomu aadama di soxla Ndiassane amoon na ko ci jamonoy maam Cheikh Mouhamed Kunta xëy na loolu moo tax ak ni nga xam ne noonu la tënkee woon dëkk bi tënkee woon ko taalibe ba soxla ñu dara loolu moo tax ak feebar bi ni fi nekkee ñu jël ren thème bi jagleel ko li nga xamante ni moom mooy économie Sénégal Ndiassane ban taxaw seetlu la ci am ak lan la ci mën a ñaaxaate ak lan ban rôle la ci mën a jouer ba économie Sénégal mën a jugaat jëm ca kanam. waaw si loolu noonu ak feebar bi ndax mesure barrière yi. jot ngeen si jël ay matuwaay feebar bi. ndax tey ñëpp xam na ni dafa lëmbee àdduna. waaye boobu ba léegi Sénégal. yàlla mu ngi nuy suturaal. mais fii ci gàmmu gi. yan matuwaay ngeen jël pour maanaam xeex feebar bi. waaw loolu dañ ci am contentement bu baax wax dëgg yàlla ndax d'abord laata gàmmu gi ñëw jaar nañ fi ñu war a jaar ba ministre de la santé moom it ñëw na fi toog na ki nga xamante ni moom mooy xalifa général del Qadiriya ñuy wecconte ay kaddu mu wax ko li nga xamante ni moom la président bëgg ci côté feebar bi ak docteur yi li ñu digtal ngir ñu mën koo taxaw ngir feex feebar bi ba tax na lépp loo xamante ne docteur yi digle nañ ko waa Ndiassane ñu ngi ci te avant loolu lépp loo xamante ni war nañ ko maytu wax nañu ko ñu ngi koy maytu bañ na ko ba masque yi doy na. gel yi bari na nit ñi ngi tax masque yi tamit nit ñi ngi raxasu ñi ngi topp li nga xamante ne moom la leen docteur yi wax ndax loolu rek moom moo ñu mun a muccal ci li nga xam ne moom mooy feebar yi. comme yeneen bi nag dafa waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni su balaa amee wala mbas bu amee bu kenn dem ci dëkk ba mu amee waaye waa dëkk bi buñ génn di dem ndax loolu mooy indi wàllante yi. mais comme docteur yi taxaw nañ ak jamono ni muy doxee daan ne lii kat buñ ko defee yaakaar na dañuy mën a mucc ci feebar bi loolu waral na ñu gën a mun a organiser li nga xamante moom mooy gàmmu gi ndax defuñu gàmmu gi ngir mun a lor kenn
ndax bu ñu xamee nit ñi bu ñu ñëwee fii dañuy loru kon duñ leen woo mais tax ñu woo leen docteur yi may nañ ñu doole ndax wax nañu lii de boo leen fi jaaree wax dëgg yàlla mu ngi ne mucc ci li nga xam ne moom mooy mbas mi kon yaakaar naa ne daal nit ñi ñi ngi bàyyi xel ci loolu te ñu ci bari ñi ngi jëfee loolu. waaw di la jaajëfal Cheikh Bounta muy gàmmu Ndiassane 2020 fii ci Ndiassane xanaa di dugaat ci dëkk bi rek di jéem a xool ferveur gàmmu gi fu mu toll ak nit ñi nun koy dundee ak affluence bi nga xam ne am na en attendant que cérémonie officielle bi di waaj a commencé defe naa ne ñu ngi fi xaar le ministre Alioune Sarr moo war a teewal fii président de la république mooy conduire délégation bi en attendant ko gàmmu gi guddi maama moom mi nga xam ne mooy Cheikh Bekkaay di démarrer feeg ci kanam tuuti. waaw mbokk yi ba tey yéen a ngi si seen gàmmu Ndiassane 2020 ñu ko ne tout le temps di waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñoo fi yeewoo ñoom ñooy dund Ndiassane ñoom ñi nga xam ne ñoo jege xalifa bi wala bokk yàgg ak xalifa bi ñu dajal fii koo xam ni mu ngi tudd jaayanteeg borom Ndiassane jaayanteeg borom Ndiassane nag Serigne Bekkaay Kunta moom mooy borom Ndiassane. man maa yore kuréelu jaayanteeg borom Ndiassane. moom mii moo yor kuréelu jaayanteeg borom Ndiassane léegi yow mi nga xam ne yaa yor kuréelu jaayant borom Ndiassane lan nga mën a wax sa kuréel googu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi nuyu bokki internet yi ñu ngi nuyu waa diaspora ñu ngi nuyu waa Afrique jaayante ak borom Ndiassane sëñ bi mu ngi juddu le 13 octobre bi ñu génn si la juddu si ndigalu xalif général Qadiriya di Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay moom moo ñu jox ndigal ngir ni am na ay liggéey yu mu bëgg ñu sumbal ko bokk ko ak moom mooy lu mel ni benn université boo xamante ne université al Kuntiyu tuddee ko Cheikh bu Mouhamad Kunta borom Ndiassane bokk na ci benn hôpital boo xamante ni war nañ ko def fii ci Ndiassane bokk na ci tamit ay forage ak assainissement loolu la sëriñ bi jël teg ko ci sunu loxo ku wax jaayonte nag wax taalibe mooy jaayonte jullit mooy jaayonte kon loolu moo waral kuréel googu tuddee seen bopp jaayonte ak Cheikh bu Mouhamad Kunta. waaw jaayonte ak borom Ndiassane si projet yooyu fu ngeen si toll ndax mu ngi avancé wala. waaw alhamdulilah njaboot gi yëpp ñu ngi siy jàpp ñu ngi si moom premièrement tey jii incha allahu rabbi moom dina si def déclaration moom xalif bi mu jaar si porte parole am incha allah pour njaboot gi yëpp yëg ni joxe na ndigal si loolu compte la boo xamante ne comme ni ko yeneen kër yi amee. waaye compte bi compte Cheikh bu Mouhamad Kunta la tudd pour li ñu war a defar si dëkk bi yi nga xamante ne ay liggéey la sëriñ bi teg ko si loxo njaboot bi loolu moo man maay jëwriñ bi moo tax si liggéey boobu nag ñu ngi si avancé def nañu ay carte barkeelu affiche yaa ngi daw si dëkk bi yëpp koo gis rek mu ngi laajte jaayonte borom Ndiassane fii ba Europe fii ba Asie ñu ngi jokkoo ak ñoom di leen wax numéro compte bi nga xamante ne fa lañ ko war a kii si banque islamique la Orange Money la ñuy liggéeyal numéro bi 77 722 78 59 boo lu si nit tàbbar rek incha allah rabbi ñu jot ko. jërëjëf ñu ngi lay remercier. macha allah waaw mu doon jaayante ak borom Ndiassane si projet yoo xam ne tey fii bëgg nañ ko jëmmal fii ci Ndiassane lu ci mel ni université poste de santé ay projet yu am solo lancé na si appel waa Sénégal. waa bitim réew ñëpp ñëw jàpp si projet bi nga xam ne tey Cheikh Bounta Bekkaay mi nga xam ni moo nekk si xilaafa gi bëgg na ko réaliser. waaw ba tey yéen a ngi si seen gàmmu Ndiassane 2020 ñu fiy dawal gillaay mi nga xam ni moom moo yor lépp luy organisation si kër sëñ bi xanaa dañ koy laaj rek boobu ba léegi ndaxte gàmmu gi tey la mais lu jiitu gàmmu gi organisation moom kenn du xaar ba bisu gàmmu nga koy def da nga koy commencer avant pendant et après gàmmu gi. donc di ko laaj rek fu mu toll si organisation bi ndax lépp jaar na yoon ndax taalibe yi ñu ngi taxaw taxawaay bi ñu fi war a taxaw ndax après gàmmu gi ndax lépp dana dellu fa mu newoon ba nit ñi ku si nekk doxawaat say soxla waaye di la nuyu Galaye. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi ni la fay nuyoo dëgg yàlla li nga wax lu am solo la muy wàllu organisation avant la wax nga dëgg ay fan ci ginnaaw ñu ngi fi bale dëkk bi taaral ka lépp loo xam ne laaj na si wàllu set def nañ ko surtout fi nga xam ne fi la dëkk bi toll si wàllu
maladie beex yooyu côté boobu sëñ bi ñaax nañ si ñu gën si concentré weesoo loolu lu jëm si tante bi at mu jot yàlla dogal na man mii la sama loxo di tegu si lépp lu jëm si wàllu organisation bi ñu koy dox si ni mu gën a mucc ayib quoi si kantan yàlla. waaw boobu ba léegi ndax amul na si jafe-jafe. waaw sant nañ yàlla bu baax a baax at mu jot day gën di jaar yoon. parce que taalibe moom bu doggee rek dogu rek lépp lu muy dem même buy am jafe-jafe du ko yëg ne lan président bi ñu ci sentir waral loolu. waaw loolu xanaa di ñaan yàlla fay leen yiw yéen ñi nga xam ni boobu ba léegi yéen a ngi si. ñun aussi gis nañu organisation bi jaar na yoon. ndaxte fii la ñu maa ngi fi doog a ñëw man. am na solo mais macha allah. gis naa daal lépp la jaar na yoon. kon di la jaajëfal gi laay. yéen itam ñu ngi leen remercier bu baax a baax ndax visibilité bu ñu ko amee rek yéen a waral loolu yal na leen yàlla fay. jërëjëf merci beaucoup. waaw mbokk yeeg xarit yi mu doon seen gàmmu Ndiassane 2020 fu mu nekk nii alhamdulilah rabil alamin pare nañu léegi cérémonie officielle bi déglu ngeen kàddu xalifa bi li mu yëkkati li nga xam ne ñaan na ko si réew mi ak li nga xam ne ñaax na ko askan bi ak xale yi ak li nga xam ne tey am na yéene Sénégal nekk si jàmm am na si ñoo xam ne xam na leen seen tur ku si mel ne Bécaye Mbaye dégg ngeen noonu wax na ak ñeneen ñi nga xam ne boo joxoon na leen kàddu si sunu reportage bi nu def si gàmmu Ndiassane 2020 muy 137e édition. tey ji Cheikh Bécaye Kounta jiite ko dekk ci xalif bi mu nekk 6e xalifa mu doon seen reportage fii ci seen site d'information infodjour.sn di leen jox di daje ci beneen année incha allah ak yeneen tendance ak yeneen image ak yeneen présentation ci gàmmu Ndiassane di leen jaajëfal